Preview. jërë ngeen jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa da leen jàmm ci xibaar yi ñu doore ko ak biirum Sweet Beauté Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye jàkkaarloon na niki démb moom ak doyen des juges nag kenn ku ci ñoom nag daal na findel kaddu yi nga xamante ne moom nga njëkk a wax Fatou Astou Sokhna ba tey nag nit ñaa ngi ciy wax waaye nag bi yoon ñi nga xam ne ñooy liggéeykat ya féetee ca hôpital ba mer ba futtu la ñu def rek jëmale ko ak jëwlin bu ñu gàll wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñooñu lu ñu bëgg jamono ji sax ñu fexe ba jëlee ko ci fonction bi mu nekk Casamance jàmm ma ngi fay dellu si askan ñi nga xamante ne dañoo dawoon làqu ci ca Gambie bokk na ca ña dëkk Sindia ak Ulampam nag ñu ngi commencé ñëw dellu si waate si seen gox yooyee ginnaaw jàppale bi nga xamante ne ñii di association yor wàllum kaaraange ak économie foofee ca Casamance ñoo leen di jàppale wàllum bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu ndar képp yi la ci tay xibaar mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram-fàcce dal leen jàmm ci xibaar yi mbokk yi ñu dooree ko ci mbirum Adji Sarr niki démb nag affrontement maanaam jàppante yu métti moo am foofee ca tribunal diggante Adji Sarr ak ki nga xam ne rek mooy Ndeye Khady Ndiaye ginnaaw bi nga xamante ne nag jàkkaarloo nañ ak doyen des juges di Mahama Diallo ci li soxal li muy tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort waaye ñoom ñaar ñëpp nag kenn ku ne da nga daal di findeel kàddu yi nga xamante ne moom nga daal di jotoon a wax ñu teewlu kàddu yi ak Alla Thiam. démb nag ca tribunal ba diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye juróon na coow lu bëri face à face boobu ci ñaari jigéen ñooñu nag doon ko amal fële ca bureau doyen des juges ci alxamis bi nekk ci mbirum viol bi nga xamante ne doon ko jiin Ousmane Sonko ñu amaloon ko ci alxamis bi mu juróon ay coow lu bëri ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille Adji Sarr ak ñi indi woon kii di Ndeye Khady Ndiaye Adji Sarr nag ginnaaw bi nga xamante ne joxoñ na baramutuma viol ak menace de mort kii di Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye nekkoon patron fële ca Sweet Beauté salon bi nga xamante ne foofu la mbir moomu xewee nag la amaloon ab audition démb ci tribunal doyen des juges bu Oumar Maham Diallo ginnaaw bi nga xamante ne nag am nañ confrontation bi ci diggante ñaari jigéen yi magistrat boobu nag indi na Ndeye Khady Ndiaye jëkkëram laaj ko mbir moomu nu mu demee Adji Sarr nag mi ngi dëggal fi nga xamante ne taxaw na fa di joxañ baaraamu tuuma ki la di Ousmane Sonko waaye nag Ndeye Khady Ndiaye moom dafa ñëw seetal ko wecc ci mbir moomu Ndeye Khady Ndiaye nag mi ngi ñuy xamal ne weddi na lépp loo xamante ne Adji Sarr teg na ko fa di ñu xamal ne Ousmane Sonko li ko fa indi woon du lenn dul fàcc ginnaaw gi nga xamante ne yoon na ci yëkk aw métti Ndeye Khady Ndiaye sax di ñu xamal ci propos Adji Sarr yooyu mi ngi ñuy xamal ne Ousmane Sonko da doon ñëw rek ci salon boobu ngir li nga xamante ne ay jafe-jafe yu mu doon am ci ndiggi ginnaawam la te tamit mi ngi xamal ne depuis boobu ba léegi amul benn yoon boo xamante ne wax nañ ko foofu wàllum viol jëm ci institut boobu nga xamante ne moom moo nekkoon patron bi. jërëjëf Alla Thiam ci leeral yi dañuy desandi rek ci mbir woowee xam ngeen ne capitaine Touré moom nag dañ ko jële woon ci fonction bu mu yoroon ci gendarmerie ginnaaw bi nga xamante ne dañ ko dénk dossier bu soxal Adji Sarr ak Sonko te mu teggi woon ndongo tànkam ci wàllu woowee tax na sax ñu raje woon ko ci wàllu moo fonction publique ci ay fan yee passé rek ñu ngi ko jëloon fële ca IAM mi fi mu nekk benn école formation privée mu fa daal di joxe ay cours waaye nag mbir mi mujjut antu ginnaaw bi nga xamante ne nag jëlee nañ ko foofu ñu bëri ci askan wi dañ cee mer tax na sax jamono ji ñu ngi ko doon dajale xaalis bu bëri ngir rek ñu daal di ko jox ndax teel li ni mel dafa mel ni dafa ñaaw ngir ay leeral ñu ànd ceeg Ousmane Niang. capitaine Touré ci fàttali dañu ko rajee woon ci gendarmerie ci jamono dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr gannaaw boole nag mu jël décision boo xam ne dafay continuer carrière am ngir jàngale fële ca IAM waaye loole dañoo wàññ loxoom munta def lu mu mel am na ay tuuma yu jug nag ne état bi gouvernement bi wala sax ministère de l'éducation no nekk ci gannaaw loolee lu mel nag bu fekkee lu am la citoyen sénégalais bi mi ngi koy ñaawlu ne rafetul benn yoon. xam nga loolu du amul benn preuve boo xam ne ni mën naa si appuyer wu pour loolu mais su fekkee loolu moo am lu ñaaw la parce que Sénégal la il a le droit d'exercer son mais am na droit exercer métier am ak fu mu mënti nekk ak ku ko mënti soxla parce que je pense que xam-xamam war na ko mën a jox xale yi nga xam ne ñu ngi si banc yi di jàng loolu moom lu am solo lu su fekkee dañ ko xeex c'est pas normal xeex moom amul kenn kuñ ko war a def si Sénégal parce que dëkku teraanga la dëkku jàmm la dëkku solidarité lañu. ak képp ku mu mën a doon ci Sénégal nga nekk opposition wala nga nekk pouvoir état bi daf la war a protéger loolu mooy cëram moytu xajji ak seen lu mel mën na indi ay jafe-jafe surtout ci réew moo xam ne sax dañuy wax démocratie di xeex ku mel ni capitaine Touré nga xam ne li muy dund tey li ko juraloon yépp mooy garder dignitéem ci dossier bile loolu tax étudiant bi mbir mi ñaawlu na ko ba fu ñaawlu yem moom it. man en personne dam ko ñaawlu trop.
Capitaine Touré est un jeune courageux. Le MODEF durant manifestation Sonko yi, cela montrait que lui, il ne peut pas vendre sa dignité. L'homme, il peut tout vendre, ou bien mun na am lépp ci kaw suuf, mais sauf la dignité mënu ko jaay. Donc du coup, gars yi luñ ko proposé mu bañ, looloo ko indil lii yëpp. ak jafe-jafe yi yëpp nag ak buntu xatal yu bari yi nga xam ne ñenn ci Sénégal yi ni ngi koy dund. Abass ne dafa doy moo tax mi ngi alerter état bi ngir ñu def ndànk lu ko may yuuxu mën na jóg fuñ ko foogeewul ta. La jeunesse sénégalaise est déterminée, dañoo yeewu kenn mënuñu nax, dañoo yeewu lu jot a romb démb romb na, mais tey ji kenn mënuñu nax te xam naa ne luy ñëw nii mooy gën a garaaw lu jot a am le 8 mars ndax ñun on est déterminé à jamais duñu bàyyi ñu jaay kenn doole léegi duñu bàyyi ñu jaay doole les innocents. décision bi ñu jël nag ngir dàq capitaine Touré mujj na ko jural ab bànneex ndaxte ñenn ci sénégalais yépp dañu ko ñaawlu rawatina nag ñi nga xam ne ñooy les patriotes ñoom sax dañoo dajale xaalis bu takkoo takku ay millions ngir jàppale ko waaye tamit profité ci tamit ngir wax ne yoon ak yoonal dafa war a am ci réew mi bàyyi xaj ji ak seen gi. Ousmane ñaa ñu koy jaajëfal ñu àddu waxaat ci mbirum Fatou Astou soxna boobee ba tey nag ñay liggéey foofee ca hôpital ba giifagul niki démb mer ba futtu la ñuy def rek jëmale ko ci jëwriñ bu ñu jàlloo wàlluma wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ca ba ñuy amal ab point de presse ñoom nee na nag ñu ngi mettit bu baax a baax mesures yi nga xam ne jël na ko rek teg ko seen ndodd ñoom ñooñee lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ñu liggéey ndax ñoom hôpital ba ñu nekk liggéey moo leen fa tax a jóg waaye tamit fexe ba faj patient yi naka noonu ñoom liggéeykat yooyu nag jamono ji lu ñu bëgg rek mooy ñu fexe ba jëlee fi ki nga xam ne rek mooy Abdoulaye Diouf Sarr ci wàllu ministère de la santé. ñu desandi ci wàllu woowee ba tey ji xam ngeen ne rek nit bu ñàkkee bakkanam ci yenn anam yu mucc yu anam yu doy waar rek day tax nit ñi dañuy fàtte yenn jafe-jafe yi sax tax na nag ba askan wi war nañu gëstuwaat wala sax jëwriñ bi nga xamante ne moo yor wàllum wér-gu-yaram seet jafe-jafe yi am ci hôpitaux yi ndax foofee ca Louga daanaka lu bëri ci affaire personnel dañ ko ñàkk bokk na ci wàllum paj bi ay gynécologue ak ñi nga xamante ne ñoo war a fàtte yenn maladie dafa manqué loolu tax sax ñu daal di jokkoo benn docteur boo xamante ne jot na fa amal ab seetlu ñu teewlu ko muy docteur Tidiane Diallo ñu déglu ko. Il n'y a aucun gynécologue ou de centre de pédiatrie dans la région de Louga. Selon le rapport, le décès de la dame Astou est dû à un manque de diagnostic, le problème de prise en charge et la mauvaise surveillance des personnels. Il faut aussi une bonne communication sur cette affaire. Les gens ne doivent pas laisser aller sur le discrédit des agents de santé. Pour moi, il n'y a aucun problème de négligence. Mais le problème qu'il faut noter, c'est le manque d'accompagnants, de matériel dans les blocs opératoires. Et aussi, il faut noter le manque de recrutement du personnel qu'il faut. Aussi, il y a un autre problème, c'est le problème de recrutement. ñu wax ci liggéeykat ya nekkee fale ca maire bu Golf Sud nag maire ba futu la ñuy def nekk ci suba si sax ñu ngi doon am ab manifestation ñoom nag lu ñuy ñaawlu mooy ki nga xam ne mooñ fa tabb ab maire bu yees di Khadija Mayekor Diouf daf leen fa jëlee ca maire bi nga xamante ne fañ doon liggéey daal di fa indi beneen équipe bu yees loolee tax nag ñooñee daal di maire ba futu ñu déglu ñenn ci seeni kàddu. avance loolu rek ñu ñor amuñu doole nag amuñu ku ñu jàppale mais dañoo bëgg àddina Sénégal nañ ñu dégg xam ne maire bi nii lañ def toroxal ñu ñun ñëpp ku ñu mën a jàppale na génn jàppale ñu ñun ay mère de famille lañ ñoo yor sunu kër yi boobu ba léegi yalwaan lañu sant ndax boo dàqee ay nit amuñu lu ñu fayee seen location amuñu lu ñu dundee dañuy dem di yalwaani ji wala ñuy dem di def lu bon te loolu ñun ñoruñu sunu liggéey moo ñu ñor dañoo bëgg a liggéey waaw. avant tout dañoo ñëw pour tey jii wax leen tey jii jafe-jafe yi nga xamante ne tey jii ñi nga xamante ne ñooy agent wu mairie Golf Sud ñoom la ñu dund. Dans un premier temps dafa am loo xamante ne moom la maire bi nga xamante ne moom la ñu installé le 23 janvier bii passé fii ci Golf Sud mu toog fi amagu fi sax 3 mois ba mu ñëwee nag scandale bu mag bi nga xamante ne li mu def mooy dàq ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekkoon doon liggéey plus de 10 ans liñ ne nag nit foo liggéey plus de fukki at yaakaar naa ni kër googu sa kër la
te it boo leen xoolee ñi nekk suma ginnaaw ce sont des mères de famille ay soutien de famille. raison pour laquelle combat bii nii nekkul combat wu politique mais combat citoyen ci loolu nag ñu taxaw pour wax tey jii li nga xamante ne moo am ci Golf Sud bi waa Golf Sud xam ni seen maire bi ñu fi teg dafa ñëw pour pare xettale waa Golf Sud. mi ngoog mu nekk ñenn ci kàddu ñi nga xamante ne rek bokkoon nañ ci maire bi laata moom Khadija Mahécor ñu koy tabb mu nekk maire bu Golf Sud ñu àddu wax ci leneen soxal fële ca Casamance nag ñi nga xamante ne rek dañoo dawoon làqu ji fële ca Gambie ginnaaw opération bi nga xamante ne amoon na diggante militaire u Sénégal yi ak ñii di MFDC ñu bëri nag ci askan yooyee dëkkee ca Sindian ak Oulampang jamono ji commencé nañ nag dellu si seen gox yooyee nag ñi leen di jàppale di agence nationale pour le relance maanaam agence bi nga xamante ne day jàppale askanu ya fa nekkee ci wàllum social ak économie ci Casamance ñoom ñooñu nag ñoom leen di jàppale ci wàllum dundu bokk na si ceeb dëwliñ ak suukar jamono ji nga xamante ne ñu ngi ci weeru koor waaye nag ñooñee ñu nga xam ne rek ne léegi tey nag ak école yi dina ibbiwaat ndaw yi nag ndongo yi delluwaat ci école yi ñoom ak professeurs yi. beneen nag tendance bu bees nag moo fi daal di xewaat fii ci Sénégal nag donte sax ci bitim réew lañ ko doon gisee waaye nag commencé nañ ko daal di adopté fii ci Sénégal bokk na ci photo shooting yi nga xamante ne dañ koy amal si yenn jigéen bu ñu nekkee en état de grossesse nag dañu daal di photo yooyee nag askan wi lañ ci gis rek nee na du comportement bu rafet boo xamante ne ñun africains yi war nañ koy def ndax leen ni mun na la jural ay jafe-jafe si sa wàllum wér-gu-yaram rawatina doom bi nga xam ne moom nga ëmb ñu teewlu reportage Barthélémy. ci suñu jamono photo shooting ëmb dafa gën a jéggi dayoo ci suñu bët lu nekkoon tabu ci ëmb dañ ko dindi comportement bu mère bi di déplorer. loolu moom rafetul loolu moom xale yi léegi nii ñoom ñoo koy def mais loo siy gis doo si gis lu baax ba pare bu xale bi demee ba juddu xale bi léeg-léeg da ngay gis xale boo xamante ne du baax ndax wane bi nga koy wane léeg-léeg sax ay rab ñoo lay dugg bu boobaa nga ne ay nit moo ma liggéey te fekk kenn liggéeyu la. te fekk yow yaa weer sa bopp ëmb kenn du ko weer ëmb da ngay suturaal sa bopp am na ñenn ñoo xam ne bu ñu ëmbee doo xam ne sa ëmb na sax da ngay dégg diw am na doom doo ko xam da nga koy suturaal ëmb da nga koy suturaal. jigéen bu ëmb jigéen bu normal la waaye dem ba di jël ay photo di wone biiram loolu bokkul ak suñu aada. méngool ak suñu valeur quoi xamuñu loolu parce que jamono lépp suturalu quoi. yar teggin rek loolu la parce que jigéen boo demee ba wana lor tollu diggante rek sa tànk war na gàtt parce que doomu aadama dafay nekk loo xam ne suñu borom mooy li mu gën a fonk bon tollu diggante jigéen ëmb nekk na lu doy waar lu mat jàngat quoi ci suñu borom ak ay kéemtaanam ba tax na bu la ko yàlla séddee rek baaxee la ko rek war nga xam yow yaay kan war nga xam li nga am mooy lan. ngir protéger wu ak mauvais esprit yi jigéen bu ëmb ñu ngi koy invité muy musóor waaye mu am tànk yi gàtt. te koo si waxal nag mu yaakaar ne yow da nga koo soxoree da nga koo iñaane te fekk du loolu yow da nga ko koy waxal pour ëllëgam suba pour bu ju amee doom mu nekk xale bu baax mais xale yi léegi moom kenn mënu leen a wax loo xamante ne lu ñu nangoo dégg. ku si ëmb daa na nga suturaal sa bopp nga toog sa kër timis bu jotee nga toog waaw bul jénn bu timis jotee nga toog bul jénn nga muur sa bopp takk musóoru waaw musóoru parce que yooyu yëpp rab yi dañuy dugg sa même jigéen du bàyyi bopp neen jigéen bu surtout nag boo ëmbee bul bàyyi sa bopp neen da nga koy musóoru. ci suñu société boo xamee dañoo am éducation ak aada protection xale dafay door ci jigéen ak qualité am wonewu ak biir ci askan yi loolu bañ a respecté lu ñu yàlla jox nekk jigéen bu ëmb du victoire bu ñu war a wonewu loolu manque prudence la. jërëjëf Barthélémy ko li mu nekk reportage bu am solo maanaam li nga xamante ne rek moom la tubaab yi di def ñun nag dañ ko nar a def tendance te ñun dañ am suñu aada ak cosaan yoo xamante ne jigéen bu tollee ci yenn diggante yi sax dañ ko doon tere mu génn rawatina nag ngay def yenn photo yi di ko dugal ndax loolee mun na ko jural ay jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram waaye tamit ki nga xamante ne moom la ëmb te juddoogul
ñu waxaat ci wàllum weeru koor gi ñu gis ne dafay gën a booster économie bu Sénégal maanaam luñ ciy jënd dafa bëri bu ñu sukkandikoo ci économiste bi di may sababu kii di Momar Seck moo ko tàll suñu micro. waaw économie nag xam nga moom feet rek la bëgg daanaka tey sooy xool Sénégalais yi aussi ñoom it dañoo bëgg feet trop ba nga xam ne kon koor gi daanaka comme que dañuy feetu day dox ci koom bi day dox ndax fi mu ne nii lépp luy jaay lekk ak naan moom mi ngi dox te dana dox weeru yëpp wante soo fa jógee tamit transport bi parce que nit ñi dañuy déplacé wu lu bëree bëri xam naa dañuy am jot nag ndax soo war na nga am jot transport bi mi ngi dox mais suñu eggee ci pandaw ga nag secteur habillement bi nga xam ne moom jaaygatu tissu ak dàll ak décoration yu mel noonu yooyu ñoom it seen secteur day dox kon soo ko boolee rek da ngay xam ne koor gi effectivement lu baax la ci koom en tout cas fii ci Sénégal ndax ñun niñ ko yenoo loolu moo tax il faut koom bi di dox daal. ñu àddu wax ci xibaaru bitim réew lañuy wutali fële ca Niger juróom-ñetti at ginnaaw bi nga xamante ne nag teg nañ loxo lu toll si ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn xale yu jigéen yi doon jàng ci lycée yooyu ca gox bu naan si bokk boobu ba tey nag ñi leen tegoon loxo rek di groupe islamiste ñu gën leen a xam ci Boko Haram lu toll si téeméer ak juróom-ñeent ñoom boobu ba tey nag gisaguñ leen seen i famille ak association yi fa nekk di jàppale jigéen yi ñoom nee na dañoo mer ba futtu jëmale ko ci nguur gi ci tekk-tekkaar bi nga xamante ni ba loolu amee ba tey defagul ci benn jéego fële nag ci Afrique du Sud taw yi fa metti fa am nag mi ngi jural askan wi ay jafe-jafe lu toll si maanaam ñeenti téeméeru doomu aadama ñoo fa ñàkk seeni bakkan buñ ko xaymaa nag mu ngi toll si 41 000 ñoo xamante ne jamono ji ñu ngi am ay jafe-jafe foofee ca KwaZulu Natal ca Afrique du Sud ñu waxaat ca Israël ak foofee jafe-jafe yi fa am manifestation diggante police palestinien yi ak ñi di policier israélien ni ñoom nag dañ leen di tere ñu dugg ci mosquée yi jamono ji nga xamante ne nag ñu ngi ci weeru koor te loolee sax sent woon nañ ko daaw ci seen weeru koor gi. xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg fédération sénégalaise bu football ñoom nag ñi ngi xamle ne naka la ñuy def rek ngi jëfandikoo prime yi nga xamante ne moom la ñu jox gaynde yi ginnaaw bi ñu gagné coupe d'Afrique wàllum judo nag fédération yi ñu ngi amat ay tàggat yu baax ci wàllum athlète ngir waajal Jeux olympiques yi. xabaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak fédération sénégalaise bu football bi xamle anam yi nga xamante ni si lay séddale koppoor gi nga xamante ni moom la jëlee ci coupe d'Afrique bi ñuy jógee bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar bi nga xamante ni jot nañu ko xaalis bi nag nii lay tëddee équipe yi nga xamante ñoo nekk Ligue 1 rawatina nag championnat national bi ku nekk dina am ñeenti millions ak xaaj ñi nga xamante ñoo nekk Ligue 2 bi ku nekk dina am ñeenti millions équipe yi nga xamante ñoo nekk si national 1 bi ak national 2 bi ñoom nag ku nekk dina am ñetti millions keneen ki nag am ñaari millions noonu itamit lañ koy defee si ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si national 2 bi waaye tamit si football jigéen ñi ak tamit association sportive yi ñoom ñi nga xamante ni ku nekk dina am lu tollook 750 000 francs CFA Sénégal nag bu ñu fàttalee ko juróom-benn fan si weeru février atum 2022 si la nag jël lii di coupe d'Afrique bi ba tax na nag mu jot lu tollook ñaari milliards ak juróom-ñetti téeméeri millions ci Ligue 1 bi match yëpp nag daañu ko jongante ci samedi ji mu nekk nag fukk ak juróom-ñetti lu bëccëg bi match yi métti nag dinañ koy xaarandi foofu bokk na Génération Foot di laale ak AS Pikine foofee sa stade Djibril Wade waaye tamit Jaraaf di laale ak AS Douane yeneen juróomi ndaje yi nag bokk na ci Teungueth FC di laale ak CNEPS bu Thiès Mbour Petite Côte di laale ak Jambar Linguère di laale ak équipe bi nga xamante moom moo jiitu sax di Casa Sport Dakar Sacré-Cœur di laale ak US Gorée leneen ci xibaar bokk na ci équipe nationale bu Sénégal ñi nga xamante ni fukk ak juróom-ñaari at dong la ñu am ñoom ñi le daal soobu nañ ci préparation bi ngir nag yóbbu seen bopp ci éliminatoire coupe d'Afrique bi ñu amal ñu duppee ko nag UFOA A bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi jàpp nañu ne daal fi ñu toll nii fanweer ak ñeenti jours daal tabb nañu leen ngir ñu mën a bokk ci li nga xamante ni moo di préparation boobu foofee sa centre technique Jules François Bocandé judo la ñu koy jeexale Sénégal ñu ngi koy waajandi bu baax a baax ndax nag fédération yi ñoom ñëpp daal soobu nañ ci liggéey bi gën nag tàggat xale yi ngir ñu mën a dem ci compétition boobu bu baax bu ñu sukkandikoo nag ci maître Kalidou Gataba ne nag am na confiance bu baax a baax ndaxte projet bu ñu tekk daañu am ay xale yoo xamante ni suñu leen yóbbee ci Jeux olympiques 2026 daañu am ndam. mbokk yi fi li moo gënoon fes nag ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beek déglu bi ci kanam tuuti xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñu ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.